ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal réew mi. mbokki Guirel TV mbokki Guirel famille mbokki éleveurs yi Bamba Ndofane Bamba mu Serigne Saliou ci kàddu gi gars yi ñoo ñëw fii tey Petit Mbao ci bergerie Al Khoureychine fas yéene présenté leen émission bu mag bii nga xam ne mooy élevage passion business. yegg si nañ nag gars yi ñu bëgg a dugg rek ci biir bergerie bi jàkkaarloog champion yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk ci biir bergerie bi pour war a jàkkaarloog ñoom def émission bi gars yi ngeen topp ñu rek ñu dugg ci biir bergerie Al Khoureychine. waaw salaamaaleykum mbokki éleveurs yi salaamaaleykum mbokki Guirel TV Guirel famille Bamba Ndofane Bamba mu Serigne Saliou ci kàddu gi ñoo ñëw fii Petit Mbao ci bergerie Al Khoureychine fas yéene présenté leen émission bu mag bii nga xam ne mooy am ci Guirel TV nekk élevage passion business. tey nag Guirel TV déplacé wu ñëw fii ci bergerie Al Khoureychine nekk fii ci Petit Mbao suñu ne bergerie Al Khoureychine nag xel yëpp daj champion bu mag boobu di diaspora nga xam ne moo lëmbee ak lu élevage tey moom lañ seet si ak ay soxnaam ak ay njabootam ñëw nag fekk fi suñu père suñu grand Cheikh Aïdara mu war ñu dalal fii ci bergerie Al Khoureychine ñu waxtaan ak moom ci bergerie Al Khoureychine naka lay demee càmm Al Khoureychine naka la demee waaye ñu bëgg a xam tey lan moo sabab bergerie Al Khoureychine grand ñu ngi lay ziar bu baax di la déggee. ñu ngi leen di delloo ziar di nuyu waa Guirel TV yëpp di nuyu mbokku éleveurs u Sénégal yëpp di leen dalal fii ci bergerie Al Khoureychine quartier bi tudd ab gox nekk ci diggante Petit Mbao ak Grand Mbao ngi nuyoo di ziar di delloo ziar. macha allah quartier bi nekk fii ci diggante Petit Mbao ak Grand Mbao. ak Grand Mbao. waaw macha allah tey ñu commencé ci rek. lan moo waral Al Khoureychine. maanaam tur bi wala bergerie bi. waaw non tur bi. tur bi tey turu Al Khoureychine. waaw tur bi day jafewul a expliquer. ñun ñëpp xam nañu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën gi mindeef dañu ko suñu borom da ko sàkk def ko ci suñu biir maanaam jaarale lépp suñu lépp ci moom waaye da ko taggee jikko li mu koy taggee jikko yëpp am na fu mu bokk waaw am na fu mu bokk ci wàllu deret xëy na da ko taggee jikko pour bañ ay féewaloo am ci diggante giir yi ak famille yi mais am na moom fu mu bokk giir googu mu bokk nag giir googu dafa am lu ñu leen ràññee li ñu leen ràññee mooy dañ daan dundee jur di dundal jur ndax ñoom ñoo doon rallier Cham di def commerce te daan utiliser ay jur pour di ko def ñoom bu ñu daan déplacé wu dañ doon takk ay fas ak yooyu ba pare nekk ay jaaykat fonk liggéey lool bëgg jur di dundal jur di dundee jur ñun ñu identifier suñu bopp ci ñoom moo tax ñu tuddee bergerie bi Al Khoureychine waaw loolu moo ko waral tey lépp ci commencement bi rek la parce que ñu gis terrain bu mel nii ak placement bu baax bi nga xam ne fi la nekk tey ñu bëree ci àdduna buñ ko amoon di ko def immeuble pour louer ko yéen ngeen ñëw defar ko bergerie ak ni mu mel nii tey lan ngeen gis ci xar yi ba tax ngeen investir ci jël terrain bu mel nii ay millions tabaxee ko nii ba pare dugal ci ay xar. waaw xam nga bu ñu bëggee xar ba am fu mu toll ci ñun ba nga xam ne mënuñoo ñàkk ami xar te saa suñu amee xar ñi ngi xool xar bi gën bi ñu am ak lum ñu mënti jaral ñu jàpp rek ne xëy na mënuñoo ñàkk a dooni éleveur ndax wax dëgg yàlla bu dee suñu amee 1 ñi ngi jéem a am 2 te bu ñuy amee 2 it xam naa ne ñu ngi yëndu di xool nu ñu amee 4 waaw kon te ñoo fexe rek ñu jël xaalis boo xam ne yàlla dimbali ñu wërsëgal ñu ko ñu def ko ci pour le plaisir personnel d'abord parce que wax dëgg yàlla avant tout boo ñëwee ba gis sa xar mu mel ni nga bëgg mu mel li nga ci njëkk a yëg mooy plaisir personnel balaa dara di ñëw léegi nag comme dañuy dugal loxo bi ci poche bi di jëndi xar yi ñu ne te ñoo fexe créer loo xam ne bu ëllëgee dootul suñu loxo mooy dugg suñu poche di jëndi xar yi waaye xar yi seen bopp ñooy yor seen bopp ba mën a bu ñu soxlawee jënd beneen xar bu dul ñoom ñu xar yi mën koo jëndi loolu moo waral lii rek
am na réflexion boobu foofu rek la orienté wu. am na solo mais élevage dafa yaatu. tey nag yaa ngi fii. leneen ak leneen mu ngi fi. yéen ngeen localisé wu ci élevage su laadum. tey lan moo sabab ngeen bàyyi fi lépp ñëw di élever laadum. bëgg xar bëgg laadum business bi la wala taar bi laadum am la. wala lan la mu nga noonu taar boobu la bëgg xar. bëgg xar ba saa soo amee benn xar yaa ngi xool xar bi ko gën ci wàllu mensuration ci wàllu deret ci wàllu esthétique yaa ngi bëgg am xar bi gën bi nga am. waaw bëgg xar bu rafet rek xar bu rëy xar bu rafet xar bu am dayo bëgg ko rek moo ñu ci dugal leneen dugaluñu ci parce que ñun ñëpp nangu nañu benn mbir mooy ñi nga xam ne dañ ci dugg pour business. Man de Cheikh Aïdara li ma gëm mooy ku ci dugg pour business doo ko fa xaar li ci war pour nga xaar ba gis ci dara bu dee business rek moo la ci dugal du bëgg xar moo la ci dugal doo ko fa xaar waaw ñun nag dañ bëgg xar dëgg mu sori ci ñun lool fi may wax ak yow nii bergerie bi fees na de bëri nay xar de sama kër 14 xar ña nga fa. Macha Allah te parce que xalaatuma wax dëgg yàlla fanaan ci kër goo xam ne ay xar yeewawuñ fa. macha allah lii la yàlla dogal. am na solo mais ba tey rek. ñu fàttali leen ne leen émission nag Guirel TV élevage passion business daa am ku ko sponsorisé muy bergerie Massalikul Jinaan bergerie boobu nga xam ne foofu la champion bu mag boobu di atomique nekk doom ci bâtonnier nekk sët ci Cheikh Diop muy maal boo xam ne wax dëgg yàlla ay production yu doy waar lay def foofu ñu ngi leen di jox gaa yëpp ne leen moom mu ngi parcelle cité Soprim gaa yi kooku moo sponsorisé équipe bu Guirel TV tey ñu ñëwaat ci beneen question. bergerie bii nga xam ne mooy Alxureysin bi nga xamee na am na terrain bi defar na ko ba pare war a dugg ci élevage bi recrutement yi nga xam ne moom la doon def ci lan la ko teg dañ doon dem visite wala bi ñu paree dañoo topp sang bi nga xam ne moo am buzz wala ci mensuration lañ ko teg maanaam recrutement bi nga xam ne Alxureysin moom la démarré recrutement boobu ci lan la ko tegoon. waaw pour rectifier rek xaaruñu ba am terrain bi ba tabax ba lépp pare ñu doog a recruter ji déedéet xaaruñu lool de ndax tey am na xar boo xam ne mi ngi bokkoon ci projet wu Alxureysi bañ koy jënd 2 mois la am bi mu feree lañ ñu ko indil kër ga mu ngi fii ci Mirbar bi am na 3 ans kon recrutement bi dooreewul démb wala xaarul boog ba bergerie bi pare ñu doog koo def c'est un projet boo xam ne dañ ko mûrir réfléchir ko depuis 3 ans commencé di ci gëstu di ci liggéey bari na ay xar yu ne fii yoo xam ne suñuy loxo lañ juddoo am nañ attaque lu teg te pourtant kër ga lañ juddoo li ma la mën a wax daal mooy bi ñuy jógee pour toxu si période boobu ñuy waajal toxu si mbaar yene woon kër ga fees na ba ñu def ay enclos ci biir ëtt bi mu fees da lekk xar ñu doog a toxu si grosso modo topp ñu 100 topp ñu buzz dañu am projet bu leer ñu jël ko teg ko ci table bi. projet bi mooy lan ñu ne ñun nii la ñu bëgg a fonctionner c'est très simple on s'est dit une chose dafa am yenn maal yoo xam ne dañ leen ciblé woon benn mooy première vague de recrutement bi ay maal yoo xam ne dañ leen ciblé ñu ne ñii bëgg nañu jënd femelle yu bokkul ci ñoom yu nekk ci bergerie yi ñu ne maal yooyu sayir yooyu femelle ñu jënd ko ak say boobu ñibbi kër ga jënd kumpa yóbbu loolu mooy première vague de recrutement bi y en a eu 5 grandes femelles comme ça. maanaam da ngeen a gisoon ay maal yoo xam ne amoon nañ ay mensuration. ba pare nit ñi xamoon nañ leen bëggoon ngeen seen i doom mais tëbu leen jënd seen i doom da ngeen a jëndoon seen i soxna yoo xam ne dañoo tëbu ba pare. exactement mais maal yooyu noonu bu ci nekk dafa am critère bu ñu choisir ci moom pour ñu dem ca boobu benn maal bi bâtonnier la ñëpp xam nañ ko xëy na critère u njool lañ fa soxla woon foofu jënd nañ fa ñaari femelles yoo xam ne maal boobu moo leen sayir ñu jënd kumpa bi ñëw ak moom benn bi di doomu Jooni benn bi di doomu Saalum ñu sayir leen ci bâtonnier ñu jënd ñu indi am na beneen femelle boo xam ne jëndee nañ ko ci Lamine Diagne doomu Biddéew bu Faax Picasso tëb ko ñu jënd kumpa bi ñibbisee ak moom du dëgg mu am beneen boo xam ne Diagne naar la mu ngi fii ci biir doomu Gelawaar la ci abukan lañ ko jëndee mu tëbu ci raan ñu jënd indi 5e mâle bi di doomu Sibéeru tudd Yacine mu tëbu ci benn mâle bu ñuy wax update doomu Galactique ñu jënd kumpa bi ñibbisi loolu mooy première vague de recrutement bi. macha allah ba tey rek. gars yi di leen fàttali ne leen ñu ngi fii ci Alxureysin
ñu gis Alxuraysin yàggul ci càmm gi. mais kenn mënatut a tudd benn bergerie ci élevage te doo ko ci boole. tey loolu lan moo ko waral loolu itam bëgg nañ ko xam ndax aussi qualité xar yi fi nekk la wala yéen a def marketing bi wala lan moo waral ba képp kuy élever rek ci Sénégal bàyyi na xel bergerie Alxuraysin macha allah te bergerie Alxuraysin yàgguñ ci càmm gi. yéen a ko waxal seen bopp yow sax waxaat nga ko léegi recrutement bi la. recrutement bi rek la du leneen c'est-à-dire que on s'est dit que dafa am benn qualité wu bu ñuy soxla te qualité boobu moo ñu orienté ci suñu recrutement pour terminer sur ce que je disais rek nee naa la première vague bi loolu la donc ay femelles yu confirmé jóge ci ay bergeries yu leer nañ ay sayiru ci yenn maal yi loolu mooy première vague bi. deuxième vague bi on a ciblé d'autres mâles yoo xam ne bàyyi nañ leen xel bu baax ne diw la ak diw ak diw ak diw dañu dem jëndi seeni ay doom fekk ñuy doog a fer ñu jël leen indi mooy vague de recrutement wu 8 tëng yooyu nga fi déggoon ñu ko doon wax depuis début Alxuraysi donc yàlla dogal tamit éleveurs yi kenn du leen sexal lem kenn du leen sexal suukar lu ñu gis ne lu baax dinañ ne baax na. macha allah waxuñu ko pour bëgg xolu kenn sedd waaw bu ñuy fi doxantoo ba gis fi yenn tëng yi gis fi yenn femelles yi ci la entre guillemets buzz bi commencé bu dee mën nañ ko tuddee noonu j'aime pas trop ce mot nga baal ma rek waaw mais wax dëgg yàlla xëy na ci la commencé te yàlla dogal na Alxuraysi commencé nañ ko tudd avant mal di fi dugg waaw bu ñu waxee dëgg rek avant mal di fi dugg waaw kon tëng yooyu xëy na ñoo waral loolu xëy na yàlla moo ñu lépp mbirum yàlla la rek parce que nit yore na lu ëpp li ñu yor fuuf te jëndul lu méngoog li ñu jënd. dëgg la yàlla moo ñu dimbali rek ndimbalu suñu borom la. recrutement avant ñuy dugg sax ci recrutement. mais dañoo ñëw xool bergerie bi nu mu mel plan bi. waaw plan bergerie bi. waaw parce que bu ñuy wax xar fan la war a nekk. day soxla naaj. day soxla hygiène bu baax. lépp lu xar di soxla boo ñëwee taxaw fii gis ko fii tey loolu maanaam da ngeen a xëy. rek tabax wala nan la demee parce que fii ku fi dugg wax dëgg yàlla boo soñoon am bergerie bu mel nii sa biir kër. waaw c'est très simple wax dëgg yàlla nit su jógee ba di defar benn mbir bu ko expérience am jëriñul ba ca biir defar ba mooy war na xoolaat boppam fii mu nekk nii suba bu amee kenn kuy tabax bergerie bu tabaxul lu gën lii mooy bàyyiwul xel ci li nit ñi defar. dañoo wër parce que même stratégie bi ñu doon waxtaanee sànq dañu xool éleveurs yu bëri ni ñuy fonctionner gis yenn lacunes yi ak yenn coono yi ñu am ci yenn mbir yi ñu jéem ko rectifier rek bergerie bi c'est la même chose ñun ñëpp xam nañu lan la xar yi soxla wër nañ ci bergerie yi avec tout le temps ça fait 20 ans ñu ngi nekk ci xar yi di dem ci bergerie yi di xool ni gars yi di rectifier di xool yenn manquement yi ci bergerie yi ñu ne fii de bu ñu fi defoon lii dina gën et cetera et cetera. ñu xool loolu yëpp et fort de tout ça de cette expérience ci la ñu tabax bii bergerie jël nag suñu touche personnelle bi nga xam ne ci ñun la bokk rek ñu wis ko ci rek et puis xëy na yàlla tamit jël xoromu boppam wis ko ci rek. mais macha allah moo xaw a saf loolu rek la. moo tax am na solo ku fi dugg rek di nga xam ne wax dëgg yàlla bergerie bi mucc na ayib. te liggéey nañ ko liggéey boo xam ne méngoo na ak jamono. ba pare méngoo na ak li xar soxla. léegi tey ñi nga xam ne ñu mel ni yéen. bëgg dugg ci élevage bi. ak élevage ni mu xaw a méttee bi ngeen di dugg si ñu bëri doon dégg saoudien yi le mot saoudien maanaam ñun buñ koy utiliser ci càmm gi mooy ñi nga xam ne am nañ xaalis yéen bëri ñoo xam ne dugg nañ ci càmm gi am déception yéen wax dëgg yàlla man mun naa wax ne amu leen déception parce que qualité xar yi ma fi fekk kenn du ko yor di am déception ci li nga dugg mais tey bi ngeen di dugg da ngeen amoon ñoo xam ne ñooy seen coach dugal leen ci biir wala da ngeen a jëloon seen temps di def visite wala nan la demee noonu ba tey ngeen mën a recruter xeetu xar yi nga xam ne fekk naa ko fi. ñaar yëpp a ngi ci li nga wax nii ñaar yëpp a ngi ci bu njëkk bi mooy expérience bi ñu doon waxtaanee sànq yàgg ci xar yi loolu yàgg di demlante ak éleveurs yi di xam li xew ci milieu xar yi loolu benn la. beneen bi mooy yàlla tamit daf ñu nam dimbali. boole ñu tamit ak ñoo xam ne xarañ nañu ci wàllu càmm. ku ci mel ni Babacar Diallo pour ne pas le citer. xam naa ne mu ngi fexe nu mu bañ a toogee fii waaye foo mu ñëw ci kanam yàlla dafa dogal ñu xamanteek moom depuis plus de 20 ans te xar boole wu ñu woon leneen moo ñu boole woon ñu jegeente loolu wax dëgg yàlla séq jàmm ju rëy te yaatu donc ba ñu xëyee jàpp ne projet bi war nañ ko mettre en place
boobu bañ ko commencé ba fi may wax ak yow nii moom lañ ci mës a àndal moom lañ ci mës a àndal ànd cee keneen ku ñuy wax Chérif Mbodj xam ngeen ko muy koo xam ne tamit mbirum waaw mën na ruube nag ruube moom aay na ci lool koo xam ne ci mbirum càmm wax dëgg yàlla kenn du wax waxu càmm te kenn du ko ci tudd muy ku xam xar yi xam pédigré yi xam li xar soxla waaw ñooñu nag bu la yàlla dimbalee ba boole la ak ñu mel ni ñooñu xëy na daf laa nam ma dimbali donc lépp loo xam ne ñu ngi koy def rek ci waxtaan ak diisoo lañ koy jaarale ba jël yenn décision yi ba avancé mais li tax du jafe parce que dafa am benn projet boo xam ne dañ ko waxtaanee établir ko wax nan la war a fonctionner kon xar boo xam ne dafa war a dugg ci biir idéologie boobu rek dafay yomba xàmmee ñun ñëpp dañuy maanaam saa su ne bu ñu bëggee jënd benn xar dañ ci day am benn consensus boo xam ne dañ ciy ànd ñun ñett ñëpp en général parce que xam nañ ñu bëgg te li ñu bëgg jamais mu sorante en réalité. macha allah waaw muy lu am solo mais tey bi ngeen di jënd xam naa ne moom poos yi fekkewu ko ndax li tax ma wax ko mooy yéen dama dégg ñu ne yéen bu ngeen doon jënd da ngeen di dem ci bergerie bu ngeen dem da ngeen xool xar ba fa gën ngeen bëgg ko foqar ci andi ko mais loolu lan moo waraloon loolu te ngeen waroon a mën a ñu bëri bu ñuy débuté di jënd mbote di xaar yéen ngeen fekk xar boo xam ne dafa tëbb ba confirmé ba def résultat ba pare ndax fii ay maami champion laa fi fekk at yaayi champion waaw at ay yaayi champion at ay maami champion ñu ngi fi ci kanam dana leer léegi yéen loolu nan ngeen demee ba dugg ci noonu at xar yi nu ñu seeree waaw en fait comme niñ ko waxee rek pourtant jënd nañ fi ay mbote nag am na ñoo xam ne mbote lañ leen jëndee xëy na bariwul mais am na fi di nga fi gis benn jeune mâle ci kanam Chérif dina la ko présenter mbote lañ ko jëndee te pourtant mi ñu ko jëndee matul 4 mois ça veut dire que ñu ngi jënd mbote ba tey am na benn doomu Bagdad bu fi nekk mbote lañ ko jëndee biñ koy jënd 1 mois la am waaw ñu ràññee ko ci biir mbote yi te pourtant weer rek la amoon mais daal grosso modo dafay am benn moment boo xam ne da nga ne bii xeetu xar la ñu war a jëli ji pour mu compléter li ñu bëggoon def y'a par exemple 1 mois ci la ñu choisir ne il faut que ñu dugal 3 femelles adultes yoo xam ne dañu toll ci ñu sayir leen dañu toll ci tëbu maanaam dañu wàcce bu yàggul pour diaspora mun leen tëb moom moo fi waral ñetti recrutement yu mujj yi nga mujjee dégg dinañ ci ñëw léegi nag 2 choses l'une dafa am benn niveau de qualité boo xam ne moom nga imposé sa bopp moom nga bëgg a taxawee dafay am lu muy laaj xar yi dañuy cher forcément léegi nag je veux dire tey boo demee ba am benn diaspora mu war a tëb ay xar nit ñi di xaar doomam franchement il faut que tu sois à la hauteur il faut nga indil ko ay jabar yoo xam ne su diaspora tëbee jabar yooyu mbote yi éleveurs yi di xaar ci diaspora di nga ko ci mën a am loolu rek la c'est pas compliqué pourtant mën nañ jëndi famille lu 1 million teg ko ci diaspora ñu turu doomu diaspora la mais dafa am lu ñu seetlu te loolu il faut que ma wax ko c'est important dafa am lu ñu seetlu dafa am ay mâles yu fi jaar du ma lim nag parce que pour éviter de frustrer certaines personnes dafa am mâles yoo xam ne jaar nañ fi am tur ñëpp bëgg seeni doom éleveurs yi yoroon mâles yooyu defuñu effort utal mâles yooyu yenn femelles yi ça veut dire que exploité wuñu mâle bi à 100%. Ça veut dire que am na benn côté boo xam ne décevoir nañ càmm bi ci benn côté parce que mâle yooyu dañu soxla woon am ay jabar yoo xam ne ñoo waroon génne doom yu graaw yi mais comme xam nañ ne yor nañ mâle bi te ñëpp bëgg nañ ay doomam ñu jox leen n'importe quelle femelle rek buñ juree rek ñu ne mâle bee ko jur. est-ce que nekkul aussi éleveurs yi ñoo leen di koñe tey ku yor mâle bu mel ni diaspora ciblé ay femelle te gars yi xam nañ ne bu ñu leen joxee femelle yooyu bu ngeen ñëwee toj dëkk bi maanaam ci production léegi ñu ne non nañ leen koñe est-ce que amul nag gars yi danañuy am pour bëgg a indi yeneen i soxna comme yéen ni ngeen ko defee xam ne diaspora mi kat mâle la itti woon na yeneen soxna da ngeen a dajj ay porte nag pour mën ko utal ay soxna. waaw mais nag entre nous pour wax dëgg rek man sentiruma benn instant boo xam ne koñe am na wax dëgg yàlla au contraire gis naa si ñoo xam ne jox nañ ñu femelle boo xam ne keneen mu ngi ko soxla woon mu wax carrément ne ñun la ko yéene parce que jàpp na ne bu ko diaspora tëbee dina génne lu extraordinaire. macha allah
kon xam nga loolu waaw kon loolu lu yokk élevage te ñooñu franchement ñooñu dañ leen war a gërëm ci loolu. waaw mais balaa ñoo dugg ci diaspora bergerie bi gars yi mbokki éleveurs yi ñu fàttali leen rek yéen a ngi ci Guirel TV élevage passion business gars yi noonu la émission bi tudd ànd ak suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan fi champion bu mag boobu nekk di Atomique nekk Parcelles Assainies cité Soprim tey ñu ñëw rek ci Alxureysin bergerie Alxureysin mais tëbuñu rek dugal diaspora am na maal yu fi njëkk a jaar pour ñu mun a xam yéen seen conduite d'élevage lan la yéen xeetu xar ngeen war a liggéey pour ñu xam ko faw ñu xam ban maal moo fi njëkk a jaar at li tax ngeen indi diaspora avant diaspora am na maal bu fi jaar waaw maal boobu kan la at lan la fi def Anour la doomu Muxsin xam naa ñëpp xam nañ ko doomu magistrat la Anour moo fi njëkk a jaar mais Anour dégg naa maal bu mun production la waaw mu mën production macha allah vraiment wax dëgg yàlla mën na production am na ay doomam yoo xam ne dinañ la présenter ay doomam bàyyi na fi 6 doomam ñu ngi fi macha allah moom la ñu njëkk a dugal mu njëkk fi def benn tournée bi mu fi def effectivement bari na xar yoo xam ne jotuloon woon a tëb parce que ñenn ñi dañu tëbu woon ba pare surtout grande femelle yi dañu tëbu woon ba pare ñi ci des la jot a tëb te ñeneen ñi mu tëbul tamit mooy ñiy doog a dugg si ñoo xam ne ci ginnaawam la ñu ñëw def na fi production wax dëgg yàlla bàyyi na fi 6 doom yoo xam ne ñun fas yéene nañ ci liggéey li waraloon recrutement Anour boobu c'est très simple dañ ko gis dañu ko présenté ak génétique bi mu àndaloon ñu jàpp ne kii war nañu mën a liggéey ci moom base femelle war nañu liggéey ci moom base femelle parce que foofu la ñu toll tey ci tey wax dëgg yàlla nit ñi ñoo mànkoo rek di xaar xëy na doomu diaspora pour jënd parce que xam naa ne doomu diaspora yi dañu wàcc fii gars yi cooki ak ñun pour jël ko par force mais suñu yoonu liggéey dëgg-dëgg doo xam naa ne di nga ko nangu ak man mooy ñun waraguñ sax jaay. du ma ko nangu de man du ma nangu loolu. en principe waraguñ sax jaay. dëgg la tey ba tey yéen ñu ngi ciy conduite d'élevage. maanaam seen élevage nu muy continuité seen élevage bi lan la tey jógee ngeen ci maal boo xam ne doomu Muxsin la. kooku ku ne xam ne ku tudd Muxsin. xam ko ci dayoo. waaye auteur nekk fooram. dëgg la ndax Muxsin dafa bokk ci meilleur doomu magistrat yi. waaw kooku ay maamam yëpp auteur la ñuy def. dëgg la ba pare Muxsin tëllaat beneen position. di jur xar yoo xam ne dañuy am dayoo ba pare mun compétition. dëgg la ndax ku tudd ay doomam bii di ndigal. waaye ku tudd sëtam bii di jasaaka. ku tudd ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne Muxsin dafa laal ci ñoom. tey nga liggéey foofu auteur liggéey foofu wet ndax ay saaba. waaw mais nga pare dugalaat maal bii nga xam ne nag wax dëgg yàlla dafa lëmbe axlu élevage. waaw mooy diaspora. waaw mais maal boo xam ne nag axlu élevage ñëpp a koy xaar. waaw ñëpp a koy xaar de. ñëpp a koy xaar ndax dafa génn ci âge boo xam ne maal mosta am âge boobu ñemee génn compétition dem adam. xam nga lu tax ñu koy xaar dëgg-dëgg. entre nous. li tax ñu koy xaar dëgg-dëgg mu ngi nekk ci ñëpp dañuy wax benn wax sax ñu ne xëy na bergerie ba mu fa nekkoon. ba mu newoon. femelle yu extraordinaire newuñu fa woon. ba pare moo am ay doom yu extraordinaire ak yooyu femelle. léegi nag bergerie Alxureysin ñuy coow ay femelle am ñu dem dugal waajoo xam ne moom daawul tëb femelle yu garaaw loolu moo tax ñu koy xaar. waaw mais ci beneen côté. waaw mais bon waaw xam nga recrutement. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm waaw. pour man ci xam-xam lañ ko war a teg. dëgg la tey yéen jënd bi ngeen jënd diaspora andi ko fii ci lan ngeen ko teg da ngeen a xool seeni femelle lu ñu manqué at li diaspora di jur wala yéen fan ngeen teg recrutement diaspora parce que bës bi la dugg na adam yëngal wala am na ay macération wala li muy jur la seen femelle manqué. moo tax ngeen dugal ko xam nga lu tax mu dugg fi. waaw équilibre moo tax mu dugg fi dañu toog. càmbar maal yi fi nekk. ak yi nga xam ne mën nañ cee jot. mooy maal yi fi nekk ak yi nga xam ne mën nañ cee jot. ñu jàpp ne diaspora. ci 10 yi nga xam ne ñoom la ñu classé woon ci adam bii passé. du 1er au 10e. ñu jàpp ne diaspora moo ci gën a équilibré. li ko waral c'est très simple c'est que du 1er au 10e moom moo ci gënoon nekk xale. te moom moo ci jël 5e. te moom moo ci yore ay mensuration yu diggi dóomu. kon équilibre moo ko ci gënoon a am. te comme yàlla dimbali nañu ba ñu am ay femelles yoo xam ne jàpp nañu ne li ñu war a corriger ci ñoom bariwul. jàpp nañu ne li ñu war a corriger ci ñoom bariwul. parce que xëy na am nañu
yenn disposition yi ci wàllu mensuration entre terme de hauteur ci wet ci kees parce que waaw parce que ñoom ci boppam dañ leen choisir ci loolu waaw léegi nag ku équilibré rek moo mën a dëggal ci li nekk ci ñoom moo tax ñu dem jëli diaspora équilibre rek moo ñu fa yóbbu. kon topp leen woon riiru diaspora. déedéet wax dëgg yàlla. li seen famille manqué loolu la diaspora di mottali. waaw moo tax ngeen dugal diaspora. entre nous doomam bi ñuy wax ñaa moo ñu gënoon yóbbu foofu ba ñu demee fekk ñu jaay ko la ñuy doog a wax waxi baayam. mais pour wax dëgg. jënd bi ngeen jënd diaspora mu am feneen fu mu yóbbuwaat alxureysin. waaw donte diaspora ba mu fiy dugg fekk na éleveur yëpp bàyyi xel alxureysin. dëgg la ndax bergerie alxureysin lu ñuy wax rek suñu borom lu mu bëgg mu barke rek dana barke. absolument xaw ma tur bi la. voilà xëy na mais alxureysin avant diaspora di fi dugg éleveur yëpp bàyyi nañ ko xel. tey ngeen tourné waat dugal maal bu toll ni diaspora. muy loo xam ne axlu élevage yëpp ci kontaan. dëgg la ndax yokkute élevage la. dëgg la pour ñu wax li fi nekk rek. dëgg la tey maal bu mel ni diaspora dafa am place biir alxureysin. dëgg la mais bi ngeen ko jëndee mu ñëw critique yi xawoon nañ bari. diaspora du maalu gars yi diaspora du maalu ñii prix bi ñu jëndee diaspora dafa seer wala lii dafa seer est-ce que yow gëm nga xar bu seer gëm nga ne diaspora li ngeen ko jëndee dafa seer yow. déedéet gëmuma ko de su ma ko gëmoon xëy na duñ ci xuus xëy na duñ ci dem je pense que niveau bi nga xam ne ci la ñu bëgg a yóbbu suñu bopp mënuñu woon am maal bu gën a yomb li ñu jëndee maal si sama xalaat. li ma gëm. waaw mooy ne xar soo ko bëggee maanaam bergerie boo ko bëggee yóbbu ci benn level da ngay dem nga xooli maal bi nga xam ne moo la fa mën a yóbbu prix am warul doon sa problème bu dee rek yow da nga bëgg yegg ci niveau boobu prix am warul doon sa problème te bu ñu waxee dëgg tamit soo yoree lu ëpp 20 femelles soo jëndee maal bu cher sa xaalis du yàgg mu génn en principe loolu moo tax maal bi mënut a cher parce que tey bu diaspora defee benn tour normalement sa xaalis lu mu mënti toll war naa mën a génnaat. mais. ci sama xalaat. mais bi fi diaspora di dugg. ñu bëri dañ ne da ngeen a yàkkamti ndax diaspora amagu na fi lu ëpp 6 mois. amagu fi ay doom yaakaar naa wala am na fi ay doom. diaspora fii may waxee ak yow dugg si. dafa fekkoon seen famille yëpp tëbu. waaw mais xam nga éleveurs yi ñiy wax loolu nga baal ma li ñuy wax méngoowul ak li ñu gëm parce que diaspora jour bi ñu koy jëli jour bi ñu koy dem di jëli am na waaye ju fay lu ëpp li ñu ci fay boo xam ne jour boobu dafa woo waa ji ne ko maa ngi dem kër ga gis nga l'offre et la demande su jotee da nga koy def parce que boo ko defulee ñu ñandee la lañ set comme on dit. waaw dafa leer. mun naa la jox exemple ñun jël nañ suñu oto taal ko def ci yore sacoche def ci xaalis pour rek bëgg jaay bu jënd bu wóor. bu gën a gaaw bu wóor mënoon nañ yóbbu chèque de mais li espèce lañ jël def ko ci saak taal kangu bi bàyyi fi oto bi ñuy war normalement taal kangu boo xam ne mën na yam am xar jëm Mbuur. war ngeen maa woo nag. waaw da xaaral rek jëm Mbuur pour dem jëndi kan jazaak. waaw macha allah. ñëw fekk 2 jours avant lañ ko jël suñuy loxo. waaw dañ risqué waat loolu ci diaspora. déedéet du ngeen xaar. loolu rek la bu jotee dañ koy def. parce que lu baax moom ñëpp ko bëgg. lu baax ñëpp ko bëgg. te diaspora day maal boo xam ne amul éleveur bu ko soxlawul sa kër. kenn mënul wax loolu amul éleveur bu bëggul diaspora tëb sa famille. amul ku bëggul it doomu diaspora sa biir kër. Baye Mor dina la confirmer loolu bés boo ko woowoon téléphone. dina la yegg si nañ fa ñun. yore suñu saak. gaare suñu oto. di fas yéene parce que voilà jazaak lañ bëggoon. te ci biir confinement. ñu lijjanti waaw biir confinement la woon. macha allah waaw boobu dañu tëj yoon yi kenn warul jaar. ñun fexe nañ ba am laissez-passer ba dem ba Mbuur. pour jëli ji ko. waaw yore xaalis bi buñ ko war a jëli jee. non bi daa gaaw. mu ngoog yooyu la. donc nag loolu mënuñu jël risque boobu ak diaspora. mënuñu jël risque boobu ak diaspora fi mu nekk nii. macha allah santaat nañu yàlla bu baax. alhamdulilah ndax wax dëgg yàlla xëy na li mu fi tëb ci ay femelles ëpp nañu jege nañ 15. macha allah. xam naa wàcce bi ci fii. am na ci waa yàggatul.
mais waaw tey dañ ñaan yàlla rek. tey demande bi nan ngeen koy gérer demande bi tey fii may waxee ak yow éleveur bu mag at bu ndaw kii soog a débuté at ki fi njëkk. ñëpp a bëgg doomu diaspora daaw gu sa kër. mais tey at aussi ñi fiy ñëw ñëpp ngir diaspora bëgg ay doomu diaspora yéen nan ngeen koy gérer da ngeen a pare pour bu wàccee ngeen ko séddee ngeen sédd gars yi xaaraat deuxième tour wala. non foo ñu sédd gars yi mënul ñàkk. waaw foo ñu sédd gars yi mënul ñàkk. parce que élevage égal partage. mais foo ñu téyendi foo ñu am lu ñu téye. mais foo ñu sédd gars yi. mënul ñàkk demande bi du jafe dañu comme dañu wàkkilu ci suñu borom rek dañuy xaar ba mu wàcce rek su wàccee ku ci nekk li nga ci moom di nga ci jot kenn mënul lekk wërsëgu jàmbur clairement donc daal nañ ko ñaanal yàlla mu ànd ak wér moom ci boppam ñu ñaanal femelle yi ñu ànd ak wér am oom yu sedd comme on le dit en wolof bu ñu amee oom yu sedd ba pare nag képp ku ci am doomu diaspora fii par force di nga ko jël si képp ku ci yore dërëm boo xam ne ñoo ko moom di nga ñu ko indil wala ñu jël si ko. waaw mais jeunes éleveurs yi dañoo bëgg diaspora lu tax ci ñoom. dëgg la parce que comme ni ngeen ko defee. débuté ci qualité. boo xam ne dina am fu mu la mën a yóbbu. ndax tey diaspora du tur bi kese tur bi ak maturation bi ndax. dëgg la bëri na ñuy dégg diaspora gis ko ci photo bu ñëwee na non ki photo xar mi baaxul. waaw dëgg la âge bi mu am macha allah. ak maturation yi mu dajale. ak production bi mu jot a def. te famille yi mu ko defal. man leer na ma ne famille yi mu sayir du moromu famille yooyu. dëgg la kon tey jeunes éleveurs yi nga xam ne bëgg nañoo débuter. mais seen poche millions yi bariwu fa. ñooñu est-ce que yéen a ngi leen di sóoraale ci diaspora. xam nga ñun ay jeunes éleveurs lañ fu ñu dem dañuy yóbbaale turu jeune éleveur bi ñuy dem donte yéen ay débutant ngeen ndax gaa yi leen fi jiitu mais suñu borom nag sepp na leen teg leen ci kaw. dëgg la waaw mais am na ñu bëgg a dugg mais seen doole demeewul noonu. dëgg la xam nga loolu suñu bëggee waxu naafeq mën nañoo wax ne jeune éleveur yooyu ku ci yor ak loo ci mën a yor boo ñëwee di nga am doomu diaspora mais bëgguñoo waxu naafeq parce que tey yow yaa ko waxal sa bopp femelle yi nga xam ne dañu dem jëli leen dañuy dugg ci biir bergerie maanaam daanaka fekk fa femelle daanaka bi fa gën waaw ñu jaayee ñu ko lu xaw a saf xorom waaw ñu fippu jënd ko ndax kooku bu ko diaspora tëbee doomam war naa mën a yomb déedéet bu ñu toogee fii ne doomu diaspora dina yéwéne maanaam prix bi dina yéwéne ba ñëpp xacc bu ñu ko waxee dañuy doon naafeq. waaw mais xam nga seer waaw ñun éleveurs yi amuñ problème lu seer xar boo ci defoon 50 millions mu ñëw ku dugg laajte ko yow fàtte nga lim ci defoon dëgg la parce que kenn ñun waxatu ko xaalis moo ñu dugal ci xar dëgg la plaisir moo ñuy dugal ci xar dëgg la xam nga tey diaspora ak lu mun a jar ci àdduna képp ku ko tiim doo xalaat prix bi dëgg la xar mi da lay yéem ba yow doo tal prix bi nga ko jëndee woon dëgg la mais moo tax mais pour ngeen sóoraale leen rek xam nga bañ a topp demande grand éleveurs yi wallaay ñëpp la ñuy xam sóor nga grand éleveurs yi xar bu rafet lu ñu mën a jënd ñun jeune éleveurs yi mënuñ ko jënd dëgg la mais nag léeg-léeg ngeen baissé prix bi tuuti sóoraale ñu moo tax ñu ne waaw gis nga wàllum wërsëg dafa doy waar nit teg na fi xar dégg ci 7 millions waaw wala dégg ci 5 millions nit ku mu wëlërenteel ñëw mu jox ko ci 2 millions wala mu ne ko jëlal yóbbu waaw mu jël yóbbu ñu doog a xool nañ ñu koy fayee loolu yëpp mu ngi ci càmm gi mais tey xam nga kon gis nga càmm gi relation moo ci ëpp doole xaalis bu doon xaalis rek moo ko yor xëy na am na ñoo xam ne duñ ci nekk du dëgg mais relation bi daf cee am solo du dëgg donc li ñu war a bàyyi xel rek mooy ne képp koo xam ne sa wërsëg mu ngi ci di nga ci jot ala kulyaalim ak nu mu mën a demee du dëgg mais daal nañu jàpp ne ñun suñu xel mu ngi ci bépp éleveur am ci lu dàq ci diaspora franchement suñu xel mu ngi ci bépp éleveur amul xàjj ak seen c'est-à-dire ñun dem nañu ba tàyyi visite ci yenn barab yoo xam ne xëy na ñañu fa fekk dafa leen jaaxal sax lu tax ñu seet si leen te loolu man vraiment ça me frustre parce que ñun amuñu frontière éleveur rek la tudd dëgg la waaw éleveur kese la bu ndaw beeg bu mag beeg bu moyen bi seetluwuñ ko ñun wax dëgg yàlla musuñu ci bàyyi xel ci loolu mais tey ba tey rek ñu taxaw ci diaspora mbokki éleveurs yi di leen fàttali na yéen a ngi ànd ak Guirel TV kat nekk groupe boo xam ne élevage rek ko ñor di yëngu ci lu jëm ci wàllu visibilité
képp koo xam ne rek yaa ngi yar ak fépp foo mën a yaree ak lépp loo yar rek boo woowee boo contacté équipe bu Guirel TV bi ñu ñëw fekk si la fa waaye Guirel TV am émission bu mag boo xam ne mooy élevage passion business ànd ak sponsor leader am bergerie Massalikul Jinaan bergerie bi nga xam ne foofu la champion bu mag boobu di atomique nekk mu nga Parcelles Cité Soprim tey ñu taxaw ci maal bi nga xam ne mooy diaspora ñu gis heure bi ñëpp a ngi casé seen maal yi di leen préparer pour foire est-ce que diaspora pare ngeen tey pour mu génn bu foire amee mu dem confirmer macération yi nga xam ne amoon na ko ndax ëxlu élevage yëpp ay xaaraat diaspora maal la boo xam ne màggaat na bu baax ci diggante bi te fii mu nekk wax dëgg yàlla ku ne xam ne section bi baax na dina ñëw ci kanam nan lañ koy toppatoowee mais tey est-ce que bu foire amoon diaspora dina génnaat dem confirmer ji. waaw pour répondre ci loolu du jafe mooy gis nga maal ay défi am bariwul maal ñaari défi rek la am défi bu njëkk bi mooy mu wane ne dafa bokk ci càmm ji ci wàllu mensuration ne am na TP am na poids am na hauteur am na lépp loolu mooy défi bu njëkkam deuxième défi wu maal c'est la production diaspora guddi yi ñu toll ni défi am bi mu war a relever défi wu production la mu jël ay doomam samp leen ci élevage bi ñu ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw doomu diaspora lañu comprendre nga fi may waxee léegi nag li fi amagum comme foire bi fi gën a jege bu Thiès la pour répondre à ta question de façon simple mooy jas moom mënul dem Thiès mënagul dem Thiès li tax mënagul dem Thiès mooy dafa am défi production moo ko fii xaar défi production moo ko fi xaar il faut mu compléter ko fi mu nekk nii y a 6 femelles yoo xam ne war na leen sayir te franchement ñu concentré wu bokk ci mu sayir 6 femelles yooyu pour yeggali liggéeyam ci wàllu production moo gën a nekk suñu priorité que muy dem Thiès pour confirmer quoi que ce soit léegi nag dinañ dem Thiès ñun incha allah ci kattanu yàlla mais defe naa jeune mâle la ñuy yóbbu jeune mâle daal mooy dem mais diaspora mënagul dem mais bu dul Thiès yeneen foire a ngi ñëw diaspora alxoresin la te alxoresin éleveur yëpp la dëgg la te éleveur yëpp nangu nañ ne diaspora as bi mu génnee adam bépp maal bu yóbbu as boobu ñeme woo taxaw ñu natt la dëgg la moom rek mooy seul maal boo xam ne taxaw na adam ci as bi mu am 25 mois joxe fa mooy 2 ans 1 mois waaw joxe fa macération yoo xam ne xar mosul ko teg adam dëgg la xar mosuñ ko natt mu génnee macération yooyu ci équilibré dëgg la ci TP ci LCS ak ci hauteur dëgg la ak ci poids dëgg la tey maal bu mel noonu ëxlu élevage yëpp a koy xaar dëgg la ñëpp a bëgg a xamaat macération yi màggat na wala màggaatul tey ndax da ngeen ko génnee ëllëg ngir bëgg-bëgg éleveur incha allah ñu nattaat ko incha allahu dina génnaat ci foire bi gën a jege kay laa la mën a waxal ne fii ne mënu cee dem mais foire yii di ñëw incha allah dinañ ko waajal mu dem ca pour confirmer li nga xam ne moom la ñu yaakaaroon ci moom ci kàttanu yàlla mais dañ fay fekk relève waaw bien sûr parce que élevage continuité la dëgg la ñu ñëw ba tey rek bergerie alxolesin dama gis ne ñoom hauteur dañ ko bëgg torop dëgg la génnee nañ maal bi nga xam ne moo fi nekkoon ku ne xam ne day def hauteur day def doole da di dagg wet da koy yokku ndax fi mu bokk la dëgg la mais ñu dugalaat maal bii nga xam ne dafa laal ci Abdou Fall bi muy diaspora danañ ci ñëw danañ leen gën a présenté kan mooy diaspora wax leen ñan ñooy ay maamam ñan ñooy ay yaayam mais diaspora ku ko xam ne moom maal bu équilibre la ci hauteur ci LCS ci esthétique fi nga xam ne foofu la xar tollu tey muy rafet lool am wet am hauteur diaspora suñu borom dogal mu dajalu ci moom mais ñu gisaat beneen relève buy ñëw boo xam ne moom it fooru ay maamam yëpp hauteur la muy ay doomu batoñi bi nga xam ne dama ko fi gisaat fi yeneen yoo xam ne dinañ ñëwaat mais tey lan moo waral ngeen génnee ci magistrat bi dugal diaspora pare na cee tegaat magistrat ci tegaat magistrat bi c'est très simple c'est-à-dire que tey diaspora dafa am loo xam ne dañ ko sant ci femelle yi bëgg ci liggéey benn base femelle boo xam ne équilibre ak doole lañ cay wut naam dañu yàlla daf ñuy wërsëgal ñu am ci biir femelle yi ñu yore yu bëri yoo xam ne au moins une dizaine boo xam ne dañu am prédisposition wu dayo ak doole doomu maxu baa ngi fii et cetera mun naa la ci limal quelques-uns yoo xam ne benn doomu Boy Galaya mu ngi fii aussi ñoo xam ne dañu am yax am gabari Galaya dafa am gabari waaw léegi gabari bi ak yax boobu la ñu sant diaspora mu ñëw confirmer ko
mais daa am beneen doomu maxu bu fi ne mooy bu jigéen. am na doomu maxu bu jigéen bu fi nekk macha waaw am na doomu maxu bu jigéen bu te fi maxu. nekk waaw nga xam na ne surtout booy séeréer la. waaw te maxu boobu noonu. première dame doomu booy séeréer. waaw foofu ku leen tudd wet. te doomam boobu dafa première dame est-ce que dégg nga wax bi. dégg naa la bu baax comme dafa première dame nag bu ko jas sayree di nga am benn équilibre boo xam ne maanaam femelle bi ngay génne foofu xëy na soo ko yokkaatee hauteur rek di nga am lu doy waar. loolu moo waral relève bu bâtonnier bi di ñëw ba tey te bâtonnier bi nga xam ne moom moo nekk relève boobu dafa saf sàpp ci Saalum moom leen Ngor ndax yaayam waaw doomu Saalum la ak Boussa Bali. Boussa Bali benn. waaw yaayam doomu Saalum la ak Boussa Bali donc kooku du auteur rek lañ ko sant ci xar yi. parce que foofu da ngeen boole auteur plus auteur mais yax ak doole ak esthétique. exactement ndax ku xam Saalum xam na day def yax. day def yax mais day def auteur. ak esthétique bu esthétique bu rëy sax ak bâtonnier. waaw bâtonnier nga xam ne dafa am linguère. waaw yaayu bâtonnier linguère la. waaw foofu day joxe TP bu doy sëkk. dëgg la te dina la yokkal auteur te du la daggal sa wet. maanaam daal wax nga lépp bergerie Alxuraysin bu ñu leen déggee. dafa mel ni bergerie bi ay kàkk fi ne maanaam yàgguñu ba ñu commencé ba nit ñi xamee Alxuraysin yàggul mais ñu yàgg a sàmm fi nekk. dëgg la sans yi ngeen boole ku xamul élevage ni muy tëddee du ko dajale. dëgg la loolu de waa yàlla dimbali nañ ci loolu daal xam nga wax na limal naa la fi ñaari experts yoo xam ne képp kuy seetaan émission bi xam nga leen muy Babacar Diallo Chérif Mbodj waaw ñoom day waaw day noonu la xamee du ruube rek lay def de xam na xar yi de aka doy waar dafa dangereux de waa ju dangereux la donc daal mu ngi noonu grosso modo ñun daal am na benn fu ñu teg suñu tànk am fu ñu teg suñu bët di ñaan subhaanahu wa taala mu gunge ñu ci loolu inshallah comme ñaanoon nañu ko mu ñuy tànnal ñu ñuy booleel te gëm nañu ne moo ñu tànnal ñu booleel yàlla may rek ñu ànd ak xel mu ñu mën a yeggalee li nga xam ne moom la ñu xalaat ci biir càmm gi incha allah ñëpp dinañ ci jëriñu. ñu dugg ci section bergerie bi. waaw maanaam ñu waxtaan ci tuuti bergerie bi. entretien bi ni muy demee parce que ku dugg ci bergerie toog fa maanaam amul benn xet bu lay déranger. amul lenn la fiy déranger. section bergerie bi nan lay demee maanaam entretien bi. waaw entretien bi de xam nga soo mañagee ci wàllu propreté yàlla dogal. nga dugal ay nit yoo xam ne ñoom ñooy gérer bergerie bi muy ñaar ñoo xam ne dañoo am expérience bu bergerie nga dolli beneen nit boo xam ne moom moo yor nettoyage bu bergerie bi tous les jours nga fexe di sang tous les 15 jours je pense que réunir nga conditions yëpp pour que bu kenn du fi dugg ba xet di yéeg ab xet dañu jàpp rek ne xar yi pour ñu mel ni ñu war a mel dañu war a ànd ak santé te santé hygiène daf ko lal moo tax ñu bàyyi xel ci hygiène bi de façon drastique du sax lu ñuy caaxaane xar yi fi ñu nekk dafa war a set li ñuy lekk dafa war a sell te ñoom si seen bopp dañu war a set moo waral chaque 15 jours dañuy sangu chaque 2 vendredi dañuy sangu waaw léegi nag ñii yore bergerie bi nag yàlla def tamit ñu ay jàmbaar ñoo xam ne xam nañu bu baax ñun li ñu bëgg ñu xar ci seen tànk tubéy ñu nekk ak ñoom nekkin boo xam ne du nekkinu kii joxe ordre ak kii recevoir ordre mu nekk ay vrai collaborateurs yoo xam ne ñoo ànd bokk li ñu bëgg mooy lu baax loolu moom lañu yàlla dimbalee xëy na ba tax na tey bergerie bi ku fi dugg wax dëgg yàlla xet du la doo sentir xet parce que jàpp nañu ne xar yi bu ñu bëggee am li ñu bëgg ci ñoom faw ñu ànd ak set ak sell. am na solo mbokki éleveurs yi sànq ba léegi yéen a ngi dégg ñuy waxtaanee xar yi di waxtaanee bergerie bi léegi nag jot na ñu won leen xar yi nga xam ne ñoom lañ fiy waxtaanee boobu ba léegi ñooy ñan wax nañ leen xar yi rafet nañ am nañ ay macération waaye wax rek doyul dañ leen di indil li nga xam ne mooy preuve xëccal leen xar yi ngeen jàkkaarloog ñoom ñu présenté leen xar yi ngeen xam xar yi ñooy ñan su ko defee di ngeen gën a confirmer ne ñun lu ñu doon wax lu nekk am na lu ñu ci bàyyi di leen fàttalil rek yéen a ngi fii ci bergerie Alxuraysin nekk diggante Petit Mbao ak Grand Mbao. waaw ku fi bëgg a ñëw fu nekk rek yomb naa xam boo laajtee kër arrêt Gris Bordeaux nga laajte kër Eumeu Sène foo yegg si rek boo laajtee bergerie Alxuraysin dinañu fi andi tey ñu ñëw ak yéen ci présentation xar yi
ci kanam sama gars yi. waaw mbokki éleveurs yi boobu ba di leen fàttali rek ñu ngi waat ba tey bergerie Al Khoureychine fi nga xam ne fii la champion bu mag bi nekk di diaspora tey ñu wax leen ne képp kuy ñëw Al Khoureychine rek da ngay laajte arrêt Gris Bordeaux boo fa ñëwee nga mel ni kuy dem kër Eumeu Sène avant ngaa tourné di dem kër Eumeu Sène bergerie Al Khoureychine mu ngi foofu ñu taxaw ak champion bi nga di Diadji Sène téye benn añel bu doy waar bu rafet bu am maturation macha allah ñu bëgg a xam tey kii mooy kan. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la Diadji Sène bu bergerie Al Khoureychine waaw ñu fas yéene présenter sujet yi nga xam ne ñoo nekk ci bergerie Al Khoureychine waaw kenn ngi nii ñu téye waaw moom mu ngi tudd Ndioba nekk doom ci Picasso yaayam di doomu Bidé bu Fàq mu nekk sët ci magistrat nekk sët ci Biko nekk sët ci Gelawaar. voilà waaw nekk sët ci Saloum parce que Picasso mooy baayam. Picasso doomu Saloum doomu Saloum la ndaanaan la boo xam ne kenn dootu ko werante ci élevage. mais moom ci ñaata mois nii. waaw moom tey jii nii la am démb la am 1 an. démb la am 1 an. mu ngi toll ci 12 mois. mu ngi toll ci 12 mois. voilà moom mu ngi toll ci 12 mois. macha allah waaw. am na solo tey ñu jàllaat ci beneen Diadji Sène. macha allah ñu taxawaat ak beneen tëng. tëng bu rafet bu am ay maturation tey ñu bëggoon a xam kii mooy kan. waaw kii moom mooy Fatima nekk doom ci Ndeye Anne astafurlah nekk doom ci Atomique yaayam nekk doomu professeur voilà kii mooy Fatima. voilà bu bergerie Al Khoureychine. moom mu ngi ñaata mois. moom mu ngi toll ci 14 mois. 14 mois. voilà. mais Al Khoureychine dañoo seetlu seen tënk yi rafet lool macha allah. waaw gis nga parce que wax dëgg yàlla moom liggéey bi mu ngi noonu rek continuité la rek. macha allah mais 14 mois mu am maturation yu mel nii. waaw jéggi na dayoo mais nag ndaanaan la wax dëgg yàlla parce que kuñ ne kan mooy sa maam nga ne bâtonnier. muy ndaanaan boo xamante ni ku lu fadilin la tàkkusaanam kenn dootu ko fàtte. macha allah waaw côté yaayam da ngay dem ci ki nga xamante ni mooy. professeur voilà ñaar ñooñu ko seq yaakaar naa. ay ndaanaan lañ. macha allah. tey ñu jàllaat ci beneen. Diadji. macha allah ñu taxawaat ak beneen tëng. mais tëng bi rafet na lool macha allah tey ñu bëgg a xam kii mooy kan ak kii ñan ñoo ko jur. waaw kii nii moom mooy Soleya. waaw Soleya nekk doom ci ki nga xamante ni mooy Mozart bu Arena Ladoum. voilà yaayam nekk Raycha nekk doom ci Malika ak Amdan. voilà moom mooy Soleya bu bergerie Al Khoureychine. Malika mel ni mi. borom maturation yi. macha allah. moom mu ngi ci ñaata mois. waaw moom mu ngi toll ci 12 mois mu ngi soog di def porteem nii ak diaspora. macha allah. yàlla na barkeel. amiin te ngi rafet nañ am nañ maturation. tey ñu jàllaat ci beneen. waaw champion Diadji. ba tey ñu taxawaat ak beneen tëng bu rafet. tëng boo xam ne am na maturation lool. tëng boo xam ne xaw ma lan la bokk ak première dame. mais en tout cas niroo na ak première dame. kii mooy kan. waaw kii nii moom mooy Celia nekk doom ci Maxu Sey waaw yaayam nekk doomu Tayir doomu Maxu Sey la waaw doomu Maxu Sey la loolu tax mu niroog première dame waaw jeex na waaw deret moom du réer waaw parce que boo ko gisee rek sa xel lay dem ci première dame te première dame moom yaakaar naa ndaanaan la boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci élevage kan mooy yaayam waaw yaayam doomu Tayir la Tayir nekk doom ci Bachir ak Marie Pierre macha allah waaw kii foofu la bokk yaakaar kii doole ji da koo jëlaat ci Bachir. dafa leer parce que tàkkusaan gi yàggul. Maxu Sey ku ko xam-xam ne ndaanaan ku lu fadil la. te li mu jur tey jii ni kii moom xam naa ni. képp ku ko séen rek. sa xel war naa dem ci sectoriel ya. fii daal. suñu yeboo ne Maxu daal yaayam la fi jur. jeex na premier dame moo dellu si kooku man waxuma ko sax mais président Aboukan moo ko wax. macha allah moo ne kii ku ko gis xam ne premier dame moo dellu si waat. moom mu ngi toll si 12 mois. kan moo ko tëb. waa kii yàlla dogal na ni tëbu na ci champion bu mag boobu di diaspora. macha allah yàlla na barkeel. amiin. kii li mu wàccee est-ce que du ma raa. bu la neexee. yow moom sama doom day nga. macha allah xam naa ñi njëkk a séddu. waaw yaa ciy njëkk a bokk. am na solo waaw dafa leer ba tey ñu jàllaat ci yeneen famille gars yi. ba tey ñu taxawaat ak champion Diadji amul feneen rek damay ragal mu mbëkk nag. Diadji. tey ñu taxaw ak tëng la. tëng bu rafet macha allah bu am ay maturation. kii mooy kan. waaw champion kii mooy ki nga xamante ni mooy Latifa. waaw Latifa nekk doom ci Kaya borom Sal Adam. Kaya mel ni mi. Kaya bu Selili. moo ko jur ñu ne kan la ko jural ñu ne Jogay ndaanaan boobu. Jogay mel ni doomu ay saaba ak Mahfous ba. waaw kooku kuy élevage rek bàyyi nga ko xel. macha allah waaw ñaari ndaanaan yooyu ñoo seq kii. voilà. macha allah kii mooy Latifa. mais kii lu yaayam gagné. waaw yaayam moo jël Sal Adam bii ñu génn rek. deuxième moo classé ci ginnaaw La Diva.
doon ndaanaan boo xamante ni ku li fadilin la kenn du ko fàtte. nga ne âge bi nga fàttalil ma âge bi mu ngi toll ci 12 mois. mu ngi soog a porté. le 5 avril la judd woon tey le 11 avril. macha allah. moom ku ko tëb. moom yàlla dogal na ni ndaanaan bu mag boobu. borom boo ko am mais léegi borom mbaaw la. borom mbaaw. waaw moo ko tëb. macha allah. waaw am na solo. macha allah. tey ñu jàllaat ci beneen gaañ. macha allah ba tey ñu taxaw rek amul frein ah. nee na moom amul frein moo ko gënal. tey ñu taxawaat ak tëng bu rafet. tëng wala femelle. waaw kii tëng la. tëng bu rafet macha allah kii mooy kan. waaw kii mooy koddu nekk doom ci Picasso. waaw yaayam nekk doomu Gelawaar. waaw mooy koddu. macha allah. nekk doom moom mu ngi ci ñaata mois. kii mu ngi toll ci 14 mois. 14 mois. waaw 14 mois la toll. waaw mu ngi soog di def premier portem nii ak ndaanaan boobu wokam. mais léegi mbaaw la. léegi mbaaw la. waaw macha allah mais kii. Picasso bi nga ma wax ak Gelawaar bi. Gelawaar waaw ñoo ko séq. ñoo ko séq ba tey Picasso di doomu Saalum. Saalum waaw di seexu Murid Saadix. voilà Gelawaar. Aïcha Algor. macha allah. waaw kooku ndaanaan mënu koo jaar fenn. mais ba tey yéen a ngi liggéey ci hauteur ak doole. ba léegi du fi jóg. am na solo macha allah moo koy samp. tëng bi doy na waar trop. macha allah ñu jàllaat ci beneen gars yi. waaw macha allah. ba tey rek gars yi ñu di leen fàttali ne ñu ngi fii ci bergerie Al Khoureychine nekk diggante Petit Mbao ak Grand Mbao ci émission bu mag bii nga xam ne mooy élevage passion business ànd koog suñu sponsor leader bergerie Massalikul Jinaan fi champion bu mag boobu nekk di atomique. tey ñu bëgg a xam rek kii mooy kan. waaw kii moom mooy yoon wi. mais yoon bi femelle la wala tëng la ba tey. non yoon wi femelle la. macha allah. waaw yoon bi femelle la. tey yoon bi. ñan ñoo ko jur. waaw kii ndaanaan bu mag boobu borom takkusaan guris ga muy borom 120 lu mësta am ci élevage. kooku moo ko jur ci benn ngoon. borom ambiance bu bari ba. borom asikoya. borom yëngal sal adam ba bu nga xamante ni tey boo duggee rii bi yeneen rii yëpp dañ doon wéet waaye moom day fees dell mel ni ay pèlerin kooku mooy baayam. 120. bâtonnier doomu magistrat ba ak Linguère ba. macha allah moo jur kii di yoon wi. ak kan bu fekkee dañoo dem ci côté yaayam. da ngay dem ci ki nga xamante ni mooy disonte. waaw disonte ak excellence ñooñu ñoo ko seq. macha allah te yaakaar naa disonte ku ko tudd renaissance bàyyi aldibo. macha allah kon kii fu ko ndaanaan di jaar. mais moom mu ngi ci ñaata portée. moom mu ngi toll ci 3 portées. 2 portées ci 2 portées. waaw mu ngi toll ci 2 portées. mais kii ku ko sayir. kii waaw moom nag dafa tëb woon indaale. macha biñ koy recruter. macha allah kon loolu à suivre la. waaw macha allah. ba tey rek di leen fàttali ñu ngi bergerie Al Khoureychine. tey amul frein ah. kii mooy kan. waaw kii mooy Yacine nekk génitrice boo xamante ni ñëpp ko xam ci wàllu élevage mu teg fi ay ndaanaan yoo xamante ni kenn dootu leen fàtte. waaw Yacine bii nag buñ ko mënee waxtaanee ndànk rek mën nañu wax ne kii mooy Yacine bu Amet Kan nekk doom ci Subeeru. macha allah voilà Subeeru nag ku ko tudd Maja. voilà tudd première dame. voilà kon kooku mooy Yacine. ba pare nag dolli ci nekk yaayu ki nga xamante ni mooy caw sa xiir bi placé na Adel daawaati jëg 3e. moom mi moo ko jur. ñu ne kan la juraat. ñu ne moo jur ki nga xamante ni mooy dolli ma. bu Amet Kan boo demee bergerie Kanel di nga ko fa fekk. macha allah ñu jógee ci kooku booy nas yóbbuwaat ko Adel. doomam bi nga xamante ni moo nekk bergerie Fatima ci ñoom Ablaye Touré. waaw muy kan Marcel. macha allah waaw ndaanaan boobu teel a daanu rek la ñuy jooy ci moom. macha allah moom moo ko jur. kon kii mën nañu jàpp ne génitrice la. waaw yaakaar naa képp kuy élevé xam nga kan mooy Yacine. dafa leer waaw Yacine moo nekk nii. ba pare dafa am ay maturation. macha allah am na solo. am na solo. moom kii kan moo ko jur. waaw kii Yacine moo ko jur. waaw tey jii la am 2 mois. tey jii la am 2 mois. Yacine moo ko jur ay seex lañ. ay seex lañ. macha allah waaw moo ko jur góor ak jigéen. macha allah kan mooy seen baay doomu bâtonnier boobu nga xamante ni. mooy grand shérif. mu doonoon daanaan kullu fadilin. waaw teel a daanu rek lañ koy jooyal. waaw fépp foo xam ne yaa ngi fay tudd ay naataangoom. bu ko yàlla defaloon mu dund dina ko fa tudd waaye nag mën nañ na deewul de waaye Moussa Mbodj mii. macha allah te grand shérif bi nga xamante ni moo jur mbote yi. juróom-ñaari maam yëpp pëjëm lañ yéeg. macha allah juróom-ñaari maam yëpp pëjëm. kon xar bu jara bàyyi xel a gi. nañ ko bàyyi xel. amul frein macha allah. kii moom nit di ko tiim di am ci moom frein. tey ñu taxaw ak benn famille bu rafet. famille bu rafet tey. mënoo tudd ñaari famille ci élevage bi. te doo ko tudd. kii ñu taxawal. dama naan jarul sax présenté. ne ko jàkk rek daa doy sëkk. wallaahi kii mooy kan. waaw kii mooy ADO association bu mag bi boo xam bi
waaw mais nag Adawo attention parce que baayam jogay ku ne xam na ko ci élevage. kii doomu jogay la. doomu jogay la triplé Aïcha ya macha allah. waaw Mahfouz dafa tëb Aïcha mu génne ñetti doom ñaari doom yooyu benn baa ngi tuddoon Abukan ñu mujjee ko tuddee Masuba kenn ki di jogay seex yooyu nag jogay moo jur kii ndaanaan bii taxaw tey ak kan la macha allah ki mu ko jural côté yaayam Linguère ngay am foofu de attention ak Biram 2 menn mi. Biram 2 culul baa ngi nii kase bi du deñ Biram 2 menn mi. yàgg na borom doole ja. barke rasulullah borom maturation. barke rasulullah macha allah. alxureysi du ay foo déedéet. waaj leen de dafa leer mais kii mu ngi ci ñaata porté. kii mu ngi toll ci benn porté ci benn porté. waaw deuxième porté am la nekk nii deuxième porté am la nekk nii macha allah. waaw mais kii fan la war a yóbbu li ko élevage bi. deuxième porté am la yor nii kii fan la war a yóbbu élevage bi. kenn xamu ko laaj nañ la ko ndax nga sañ ñu koo wax yow mais kii ci nouveau recruté ci la bokk. waaw kii yàggu fi yàggu fi mais tey kii ku ko jël teg ko ci diaspora lan ngay xaar. moo jara laaj lan nga fay xaar. loolu moo jara laaj ku ko teg ci diaspora. dafa leer dafa leer kii faaw ma interroger ci Serif. mu ñëw man acca xam nga kii. présenté ko moom kese. dafa neex sama xol bi dafa sedd daa doy ki nga ñëw ci bergerie yi. bu toll nii boobu ba léegi ñu ci wax. adduna bi yëpp di wax alxureysin. tey kii génn taxaw. mënoo tudd ñetti femelle ci Sénégal. te tuddoo ko. Adawo mënul ne. ci maturation. barke rasul te dafa jur. daa jur mbote bu doy waar. bu doy waar la jur tey kii mooy waxaat ni kii mooy kan ndax man doyalu ma ci famille. Cheikh. man doyalu ma ci famille. xam nga salaamaaleykum. ay char ñëpp di bëgg ñëpp. lii dañ ci war a sant yàlla suñu borom su yaa jaay dañ ci war a sant yàlla. gëwuma ko de. procureur bu ma jur lu toll. gëwuma ko. gëwuma li tax mu toll nii ci dara Biram 2 bi dugal ci biir moo tax mu indi lii. bu wane la. Biram 2 bu wane la. Aïcha taxaw voilà il faut mu taxaw jël c'est bon. tey Serif. ñu taxaw ak suñu grand Serif. Serif kii moo diaspora lan ngeen ci naan. loolu balaa ma ci dama lay bis parce que c'est une très bonne question. xam nga diaspora day xaar boo xam ne. dama ne fi ñu jëm. dafa am wàll am ci cër yi mu wane ci bind bu baax. cër yi mu wane ak bind bu xar bi am. mais foo xoolee kii xam ne xeet gii gën na am chamb. xoolal chamb taat bi boo suuf kelam bi. taat bi rek moo suuf xar yi. maa la wax loolu xool taat bi. macha allah xoolal taat bi. macha allah xoolal taat bi. mais kii naan naan la ba ne xoolal taat bi ba pare xoolal taat bi. naanu xar la. mais kii mun na gàcceel maal. kaay ma wax la. maal bu ci nekk fayda mënoo ko tëb. te danañ ko natt maal ba taxaw. rasulullah xam nga kii yaa nga fay bu ndaw. mamam Linguère. dafa dugg foire sut ay maal. kii day dugg sut ay maal wala mu jur doom bu jigéen bu sut ay maal xam nga doom bu góor de. waaw doom bu jigéen bu sut ay maal. mais kii rek daa sut ay maal 2 portées. am nga mais macha allah gars yi macha allah lii dafa neex macha allah gars yi waaw en suivre ci kanam ñu jàllaat ci keneen waaw macha allah ñu taxawaat ak beneen daanaanu femelle tey femelle bii ñu taxawal mooy kan kii mooy kan waaw kii mooy Ndeye Ana waaw nekk doom ci bidéo bu fàq waaw yaayam nekk Binta Biko nekk doom ci Biko waaw parce que kii yaakaar naa ni liggéey bu yàgg la de macha allah boo gisee sa xel femelle bi ni mu mel di nga xam ne kii liggéey bu doy waar la dëgg la dafa parce que dafa am ñetti ndaanaan yoo xamante ni ñoo seq xar bi muy président Aboukan di Lamine Diop di ki nga xamante ni tey ji mooy doyen Lamine Diagne ñoom ñett ñooñu tey ji ñoo seq xar bi ba xar bi yegg si fii ni ñu jël ko tàbbal ko ci loxoy alxureysi macha allah voilà mais kii mu ngi ci ñaata portée Ndeye Ana mu ngi ci 4e portée am 4 portées la yor mais macha allah mais instant tool yi Ndeye Ana tëbu na non moom dafay nampal mooy nampal kii ak ki nga xamante ni mooy Jamil bu Badou Diène moom it ci nouveau recruté ci la bokk non moom duré na fi yàgg na fi depuis Derkele la woon avant ñuy indi bergerie bi bokkoon na ci premier vague de recrutement bi mais suñu paree di ngeen ñu wax lan ngeen nar parce que ñii ak diaspora mii ma gis waaw loolu à suivre ci mais kanam foo gars yi rek
foo ak ñoom ndànk-ndànk rek. Macha Allah. doucement balaa teer bu sërif bi rek yaa ma gën a xam. am na solo ñu jàllaat ci yeneen xar yi. waaw macha allah mbokki éleveurs yi mbokki Guirel TV tey ñu di leen fàttali ñu ngi fii ci bergerie Al Khoureychine tey ki nga xam ne moo waral coow li ki nga xam ne moo waral wax ji ki nga xam ne moom la moo jaaxal éleveurs yëpp yi nekk ci Sénégal ki nga xam ne éleveurs yëpp bëgg nañoo xam mooy kan kii mooy kan amul frein. waaw xam naa ne kii booy wax ci moom doo am frein. waaw waaw ndaanaanu xar lañ génnee nag. non dañuy accélérer rek ndaanaanu xar mooy défilé ci biir këram. lu leer nga wax. tey borom kër lañ fekk ci biir këram. muy dem ak a ñëw di daagu nu mu ko neexee. ñu bëgg a xam kii mooy kan. waaw kii mooy Diaspora di ndaanaan boo xamante ni doonatul ku ñuy présenté ci élevage. parce que Diaspora ku ko xam. xam ne ci ndawam la def jaloore. parce que dafa dem Adel. jël espoir premier dóor ñëpp. dafa dem Adel. jël espoir premier dóor ñëpp. ñu jóge Adel. mu dem ca coupe du monde bu mag ba. nga xamante ni tey jii foofa. kuy concours te concours foofu rek pour man yàqu nga ko. waaw mu dem fa daal di dugg ci ay moromam yóbbu 25 mois. daal di placé 5e. kooku mooy ndaanaan bii nga xamante ni mooy Diaspora nekkatul xar bu ñuy présenté dañoo baax di wax rek. dëgg la waaye ku ne xam nga ko. mais tey dañoo gis ci Diaspora li gën a raar ci xar yi. mooy xar boo xam ne boo ne ko jàkk mënoo tudd wet bàyyi hauteur mais mënoo tudd hauteur ak wet bàyyi doole mais mënoo tudd doole bàyyi esthétique. tey loolu lan moo ko waral ci xar mi amul lenn looy tudd bàyyi li des. mais xar mi ndax loo tudd rek. li des li nga bàyyee gën a garaaw. mais xar mi loolu jarul wax mooy géej am na ndox parce que xar mi boo xoolee. ni mu juddoo ak ni mu mel ba yegg si fii ak li mu nekk tey. boo xoolee ña ko meññ. xam ne kooku du cuune. parce que xar boo xam ne dañ naan Castro mu ngi ci yow. Saalum mu ngi ci yow. Gelawaar mu ngi ci yow. ak ñeneen ñoo xamante ne tey ji bu ñu leen doon lim fii la ñuy fanaan tey. ñooñu ñëpp ñu ngi ci biir xar bii nii. Abdou Fall. bu ko fàtte ndaanaan la. ndaanaan la te mu ngi ci xar bi ba fees dell. waaw tey. waaw ja boobu ba léegi yaa ngi may présenté Diaspora. mais da ngaa dem ba mel ni. pression bi daa métti ci yow moom ma bëgg gi nga bëgg Diaspora daa dem ba ëpp. mais ñu taxawaat ak beneen champion boo xam ne. Aba moo taxaw nii. Aba sa waay ñëwal na ma ci kenn mooy Diaspora. mais damaa bëgg yow itam nga ñëwal ma ci ay parents yu Diaspora. waaw boo gisee man ma intervenir ndax xar bi bu ma ciy wax man sama xol day jóg moo tax ma ñaan ngir présenté xar bi tey jii nii lii feeñ ci moom yëpp dafa am fu mu jóge fan la jógee. kii gelawaar mu mag ma moom lañ jël jox ko fesmal ñu jël ku ñuy wax rajab di maal ñu jël maal boobu tekk ci doomu Abdou Fall bu jóge dégg nga li ma la wax nga odeur feeñ mu juraat maal boobu ñu tuddee ko diba moomu nag moo tëb doomu Saalum moom mu jub doomu Saalum odeur feeñaat. Saalum boobu dafa am fu mu jóge dañu jël doomu saf bu jigéen doomu saf moo tëb benn doomu Castro saf di doomu Pecos Castro kon xanaa fixé Castro moo ngi foofu waaw saf moo tëb doomu Castro bu jigéen mu jur femelle ñu jël ko jox ko Saalum mu jur yaayu xar bi kon xar bi ana limalu ci critère majeur yi limal naa la fi esthétique Saalum da koy def bopp ba gelawaar la ñibbi doole ja yax ba gelawaar a ngi fa Saalum a ngi fa voilà ñaari yoon ñëw na foofu ci algoor bi ñu ne la odeur bi koo koy ji Abdou Fall mënoo ko ba mënoo bàyyi Saalum it mënoo bàyyi Castro yi ndax Amadou Gaye day def dayo day def odeur kon kookoy Diaspora maa ngi ciy jégalu nag ndax li tax ma bëggoon leeralal nii tey bépp éleveur bu fi ñëwee danaan Diaspora ngi dina la femelle bii ku ko jur dina la mâle bii ku ko jur waaye Diaspora ku ko jur mosoo koo dégg day baax nag ñu leeral ko ñu xam ni Diaspora mi jooxul ci xar yi li mu doon capital génétique bu wóor la mais xar bu sotti daa jarul présenté ay maamam wala ay baayam xar boo dégg ñu laaj la kan mooy baayam ba pare soo ko tudd mensuration daa des mais kii doy na sëkk xamoo kuy ndayam xamoo kuy baayam nga def ci ay millions yóbbu sa kër mu liggéey. waaw ndax li nga wax foofu mooy lu waaye di wuyoo da koy nduro macha allah moom dafa di doomu champion moo tax mu mel nii mu mel macha allah. yàlla nag mooy barkeel baayam mënoon nañ ko tudd maamam mënoon nañ ko tudd waaye tey yàlla moo def ci moom barke ñu siy sant ñu ko jox muy Diaspora ndax moom moo dugg concours ndax Sénégal boo duggul concours xamuñu la
waaye dafa am mbokk champion. macha allah mbokk Guirel TV ñu di leen fàttali rek yéen a ngi fii ci Petit Mbao bergerie Al Khoureychine ci champion bu mag bi fu mu nekk di diaspora di ndaanaan boo xam ne ahlu élevage kenn dootu ko laam-laamee ndaanaan la boo xam ne képp kuy éleveur boo sañoon mu daagu sa kër comme ni ñu koy waxee waaye ñu di leen fàttali rek yéen ci émission bu mag bii di élevage fashion business ci Guirel TV gars yi di leen wax ne rek Guirel TV mu ngi ànd ak sponsor leader am bergerie Massalikul Jinaan fi champion bu mag boobu di atomique nekk ñu ñëwaat ci présentation yi daa benn ni pareeguñu ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi grand Serif moo nekk nii Cristiano Ronaldo Serif ruube maan bu mag bi tey dañoo taxaw ak benn agneau bu doy waar agneau bu am ay macération tey bi nga xam agneau bii mooy kan ndax éleveur yëpp a ngi koy xaar ci rendez-vous kii mooy kan bon tout d'abord damay bañ am la ma koy bañ quoi waaw ku ci wax ne wax macha allah waaw macha allah voilà ku ci wax ne wax macha allah macha allah lu wax ne wax macha allah kii mooy sant yàlla sant yàlla waaw élevage Sénégal di ko sant yàlla élevage Sénégal la di ko sant yàlla lan moo waral moomu sant yàlla waaw góor yàlla yàlla fay kii bàyyam mi ngi tudd Omaro Baye mu ngi tudd Omaro la tudd Omaro di doom ci bâtonnier macha allah doomu bâtonnier boobu moo Boussa Balik mooy maamam macha allah moo kenn bëggoon bokk ndey ak baay macha allah moo préfet nga bokk ndey ak baay macha allah moo yaayu papa xar bi muy Omaro macha allah côté yaayam foofu la affaire bi ne benn takkusaan waaw la xar bu jigéen ñëw Saladam am 17 mois am hauteur au garrot 107 lu bu am ci càmm xar bi pédigré amagul lu bees tàkk lay doog am macha allah ah idda léegi kii loo ciy joxe rendez-vous li ma jox rendez-vous mooy kii yaayam waaw doomu UNESCO la ak ndëwanal moo yaayam UNESCO mel ni mi ak mu astoxaane ndëwanal juddulu waaw ak ndëwanal ak ndëwanal mel ni mi borom auteur bu doy waar maa la wax loolu mooy yaayam xam nga Kii ba caaxaan. am Omaro bâtonnier moo ko jur 107 120 foo ko bool ñaan la lay jox macha allah ñu ni nee naa waaw macha allah sama gars yi tey am nañ contentement bu baax a baax ci dalal bii nga xam ne dalal nañu ko ci bergerie bii di bergerie Al Khoureychine bergerie bi nga xam ne gars yi fàttalil nañ leen rek ne leen mu ngi fii ci Petit Mbao képp ku fiy ñëw boo ñëwee ba arrêt Gris Bordeaux boo laajtee kër Eumeu Sène balaa ngaa tourné jëm kër Eumeu Sène foofu la Al Khoureychine nekk tey ñu taxaw ak suñu mag suñu xarit bi nga xam ne wax dëgg yàlla moom moo ñu accueilli dalal ñu présenté ñu xar yi bernde yi neex lool bari lool teraanga ji bari na lool macha allah tey ñuy tàggatoo rek at waa bergerie Al Khoureychine bëggoon ngeen jox ñu seen adresse seen numéro téléphone ku fi bëgg a ñëw at ku fi bëgg leneen rek bëgg a jokkoo ak yéen fan la ban numéro téléphone lay woote. waaw xanaa dolli sant yàlla rek ñu résumé suñu philosophie de vie xam naa ne li fi xar bi fi romb léegi rek moo jeexal moo tënk wax ji suñu àdduna yëpp mu ngi basé wu ci sant ñu ngi dolli di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen remercier yéen ñi fi jaaroon tey Guirel TV ñu ngi leen di remercier di leen jox seen wàccuwaay di wax rek ne ku bëgg a ñëw fii ñu ngi nekk ci diggante Grand Mbao ak Petit Mbao quartier bi ñu ngi koy wooyee ab gox moom la ko villageois yi doon woowee soo ñëwee ci diggante ñaari dex yi rek boo laajtee arrêt Gris Bordeaux boo laajtee bergerie bi mun nañ la omat ba nga yegg si ku ñu mën a bëgg a jot 77 732 69 69 mooy numéro mobile bi numéro fixe bi 33 836 95 93 waaw donc mu ngi noonu 33 836 95 93 77 732 69 69
waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dog daje xëy na ci bés yu néew incha allah jërëjëf. waaw mbokki éleveurs yi ñu ne ci àdduna lépp mbokki Sénégal tey Guirel TV di leen tàggu rek di leen jox beneen rajo ci beneen numéro ci beneen bergerie macha allah di leen wax ne rek Guirel TV mooy équipe bu mag bi nga xam ne moo dajale kàkk yëpp tey bu ñu waxee kàkk yi ku mel ni Alassane Mbaye mu ngi fi moom moo yor wàllu WhatsApp bi ku mel ni Baylaat Cobaan mu ngi fi moom moo yor wàllu Facebook bi tey Mame Saliou mi nga xam ne mooy jinne monteur yi mu ngi ba Italie ci équipe bu Guirel TV bi ci la bokk waaye suñu jinne caméraman bi nga xam ne moom macha allah mun lool li muy def tey mu ngi ci ku mel ni Sonko mu ngi ci ak équipe bu Guirel TV bi yëpp gars yi ku lim du wax dëgg yàlla ak yeneen bi Guirel TV am na contentement bu baax a baax ci éleveurs yi nga xam ne yéen a ñu safoo di ñu bëggee di ñu seetaan di leen jox rendez-vous rek beneen édition incha allah. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi